jaa ngeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te am yére forom fàcce ko ak lakk gu métti moom moo am biig fële nga xam moo di ca marché Ocass donte leen ñu ngi lam-lamee courant moo waral lakk gi waaye li wétu daal dafa lakk ci ay kante moom kenn xamul nu mu toll ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moo tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr ñetti at gannaaw ba ñu noppee ci seen i di seen formation ndongo yi génne ci daara ji di INSEPS ñu ngi wéy di clamé ñu jël leen daal leen dugal ci biir fonction publique ab taxawaay ñaxte moom la ñu xëy amal suba tey jëlee ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi ubbi teg l'école yi mi ndey Abidou Ba mi ndey teefu OS dafa jàpp ne mbir mi dafa échec balaa nga ne naam da nga fay nekk mënuloo wax ne da ngay xeex ak mbas mi te école yu ci bari fii ci Sénégal amuñu ndox ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg kàddu yi nga xam moom la ci rotal bon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. njàqare tiis moom la commerçant yi nekkee fële ca marché Ocass yeewoo ci bésu tey jilee ak lakk gu métti moo fa dugg bi kon daal di alawti ko marché boobule donte le sax ñu ngi laam-laame ne courant moo waral lakk gi waaye li wetu daal bari na ci ay cantines yoo xam dafa lakk ba doon dóom dañuy dem ca diwaanu Mbàkke wala ci diwaanu Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr. ci boori 2 heures du matin bi mu jotee ci la lakk gi tàmbali ci marché Ocass bu Touba. ay cantines yu bari ay table ay magasins yu nekkoon ci ñeenti centres commerciaux yi lépp a tàkk ba defub doom dara génnul koppari ñu koy xayma ci ay millions yu bare bari. fi lakk nag bari na moom li fi lakk moom wax dëgg yàlla buñ ko doon évaluer dina doon ay millions yu bari parce que am na ay centres commerciaux am na ay cantines vraiment am na ay tabliers li ci lakk allée bi ku ko xam poste contrôle ba ci kaw. ku fi xam ak noo gisee dégâts yi ak ci image yi xam ne li lakk macha allah bari na. sapeur yi nag bi ñu leen wooyee indi nañ seeni oto ngir jéem a fay lakk gi donte amoon nañ ndimbalu seeni naataango yi nekk ca Diourbel waaye kii di autorité préfectorale bi nee na jafe-jafe dëgg bi ñu amoon moo di nan la ñuy def ba yegg ci lakk gi. waaw vraiment le problème bi sapeur yi gën a am daal. mais problème mu accès ci marché bi. accès parce que gis ngeen ko nii vous avez les images fii bëccëg nit sax doo fiy jaar doo mën a dox bu baax asama ak oto te yàgg nañ koo déplorer wax dëgg yàlla. lu mat 7 bouses def nañ ko ci biir marché bi def ko ba gaar bu ndaw lépp ngir prévoir lu mel nii bi yàlla defee nag lii am itam bi sapeur yi ñëwee dañu ñëw waaye dañu fekk pression ndox xam nga Touba fan yëpp dafa manqué ndox pression bi amut ba bu incendie yi duñ ci mënuñ cee duy sapeur yi continuer di dem ci forage yi. kilifa yi ubbi nañ ci ab l'enquête ngir mën a xam dëgg ana lu sooke mbir yi. xam ne moo ko waral dañ cee njortagum dara rek en attendant que enquête bi di suivre son cours mais dañoo njort ne patrouille bi fi njëkk a jaar ba gis feu bi déclenché wu dafa jàpp ne ay installation électrique ñoo court-circuité moo ko waral donc loolu lañ jàppagum ne courant la pour le moment en attendant que ñuy poursuivre enquête bi. ba am ci lu ñu gën a leer. gannaaw ñeenti waxtu sapeur yi ci ndimbalul askan wu takk wu ñëwoon ci marché Ocass gi mujjee nañu fay lakk gi. ci fàttali nag musiba bu ni mel du lu njëkk ñu koy seetlu ci marché Ocass bu Touba askan wi ne jot nañu xoolaat wàllum kaaraange gi ci marché Ocass bu Touba mooy xolu dëkk bi ci wàllum koom-koom Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr wala rajo télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi mu jóge fa ci diwaanu Touba dañuy dellu soit fii ci Dakar doxantu fa li nga xam ne ni moom moo di ci INSEPS ndongo yi nga xam ñoom lañu fa doon tàggat ñetti at ak léegi gannaaw ba ñu jotee seen formation ñu ngi xaar maanaam ba ñu jeexale seen formation booba léegi ñu ngi xaar ñu jël leen daal leen dugal ci biir fonction publique mu të ab taxawaay ñaxtu moom la ñu xëy amal tey ji di sàkku daal ci kilifa yi ngir lu mel ñu jëfee ko Mamadou Maroun moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. booba léegi ñu ngi bëgg ñu recruter ñu au niveau de la fonction publique mais booba léegi dara defuñ ci dara
def na ñetti atunu titel ba léegi waxul dara par rapport à sunu recrutement nii ñi ngi dundee yaakaar bu baax a baax que cette fois-ci sunu appel bii ñu def dinañ ko dégg autorités yi dinañ ko dégg ndax yàgg nañoo woote te kenn dégguñu mais cette fois-ci ñi ngi am yaakaar boo xoolee ni jamono tëddee ak jafe-jafe jamono ni mu tëddee puisque ay ndaw réew mi lañ duñu jël gaal di dee ci ndox mi duñu jël gaal di dem tugal pour mu bëgg a tekki gëm nañ ni mën nañ tekkee sunu réew am na yeneen plan d'action yu ñuy waaj a dérouler mais yaakaaruma ni dinañ ci yàgg puisque am nañ yaakaar bu baax a baax que sunu appel bi dinañ ci jël en compte. njàngal la ñuy wax ñu desandi ci ubbi teg l'école yi lay Amidou Ba mi ndeete fu OIS dafa jàpp ne mbir mi dafa échec balaa nga ne naam da nga fay nekk mënuloo xeex mbas mi di Covid-19 ci biir école yi te fekk ne école yi nekk ci biir réew mi yëpp xaaj bi daanaka amuñu ndox Amidou Ba nag yemu fa waaye àdduna ci réew gi nga xam ne nii ñu ngi xal di ko nemmee ko mu dox ci diggante ñii di borom école privée ak ñii di way juru ndongo yilee Amidou Ba ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. protocole sanitaire bi daanaka ñun wër nañ école yi démb def naa presque lu war a mot ñeenti lycée ak ñaari école élémentaire ak benn CM mais gis nañ ni am masque yi doyuñu école yi pour la plupart au niveau général je parle de général parce que am nañ ay remontées également suñu camarades yi nekk ci base yi école yi amuñu ndox amuñu ay toilettes te ñun jàpp nañ ni feebar bi soo ko bëggee xeex prévention la te prévention bi dañ naan cet te bu noo set te amoo ndox donc jàpp nañ daal ubbite bu jafe la te wax dëgg yàlla am na fi mbir di toll depuis mars la woon mars ñu koy wax di ko wax ba école ba ñu examen ba pare ba ubbi école lépp ñu coow li nekk fi ma yaakaar naa waroon na mën a trancher jàpp nañ ni déclarant responsable aussi Covid bi laal na leen bu baax ñoom ñu ngi doon laaj école privée yi dans leur ensemble ñu ngi doon laaj 12 milliards ñu jox leen 7 milliards yaakaar naa ci fond bi war nañ leen mën a gën leen jàppale parce que ñoom it aussi jàpp nañ ni jafe-jafe am nañ ko parce que am nañ ay charges yoo xam ne ay charges fixes la très souvent ñoom fi ñuy nekk makkaan bi ñuy nekk très souvent dañ koy loué nga boole ci ay facture ndox ak facture courant ak leneen donc jàpp nañ ni war nañ leen gën a jàppale davantage mais nag loolu joxu leen ordre ak mayu leen ñu mën a gàllankoor inscription xale yi ci école privée yi. Au niveau de l'OIS, au niveau du grand cadre que je coordonne avec le camarade Oumar Wali Zoumarou, au niveau également du G20 qui est prêté actuellement par le camarade Mamadou Mbaye Tamba jàpp nañ ni am na ay questions yoo xam ne mënatuñu xaar lu mel ni lenteur yi vraiment yéexaayoo kayit yi ñu war a yu gouvernement bi war a génne pour jàngalekat yi maanaam seen intégration yeeg seen reclassement yeeg seen validation yeeg seen arrêté d'admission yi. leneen li mooy aussi jàpp nañ ni surimposition bu ñuy teg jàngalekat yi dafa jéggi dayoo nit ki mënul am juróom-benn million wala juróom million nga xuuf ñetti millions yi ne impôt la ñaari millions yi nga jox ko te weer bi ci topp nga gis sa impôt day yokku ce qui fait que soo dawalee diir sax même ñaari millions yi dañ koy nanguwaat ñu loolu foog mu jeex. beneen affaire mooy question décisionnaire yi ñun jàpp nañ ni vraiment injustice mënul weesu loolu. depuis 65 ans yi suñu centrale ñoo ngi koy porté ay UNSAS CNTS ak ñooñu ñu jàpp nañ ni ci benn réew lañ nekk. même réew lañ nekk mënuñu jox ñii régime bi jox ñii régime bale non il faudrait que ñu yemale quoi. njàng meeg njàngale mi bu ñu deful ndànk dana sooxe loolu fële nga xam moo di ci diwaanu Parcelles Assainies li ko waral nag moo di classe yi doy ñu teg ci école ya fa nekk yëpp seen ndox dañu kaa coupé ndax bor bi nga xam dañ ko amel waa Sen'Eau. Théodore Semedo doxantu joon na ci école élémentaire bu Grand Médine ñu teewlu ko ci reportage. jàng bi am na ay rëq-rëq ci bokk moomeel bu Parcelles Assainies soo demee ci école élémentaire publique HLM Grand Médine amul ndox robinet bi xeeliwul ndax benn facture bi nga xam ne kenn fayu ko bu ñu sukkandikoo ci jàngalekat bi ak waajuru ndongo bi ñoom ñuy am njort ci wàllu wér-gu-yaram xale yi. te bi ñu ubbee le 5 dañuy ñëw rek fekk ñaari liggéeykatu Sen'Eau ñëw yóbbu suñu compteur ñu lan la ñu ne dañu am arrière 400 000 francs ndox te école mënul fonctionner sans ndox danger yi ci nekk péril fécal xale yi dañuy obligé di génn di dem ñaani ndox à gauche et à droite ak risques yi ci nekk c'est pas sûr. HLM Grand Médine mi nga xam ne mooy école primaire bi ndox bi pratiquement coupé nañ ko ça fait élèves yi du ñu am ndox te au moment bi ñuy wax ni ñu ngi ci ouverture de classe bi. leneen loo xam ne jàmbaat nañ ko mooy logement wu gardien bi nga xam ne dafa yàqu waaye tamit ay salle de classe yoo xam ne dañ ko jot a tote tabaxuñu ko waat ak ñàkk jumtuwaay ci xarale yu bees yi naam gis nañ fa benn installation wu agent développement informatique état ADE. néegu gardien bi aussi gis ngeen voilà toiture yaa ngi extra et tout des fois force danañ déborder fii di ñu jox yeneen affaire donc ñu ko doon muñ et tout mais loolu mënul wéy
place yi ñu demali loon bon neewoon nañ dinañ ko tabaxaatal mais boobu léegi aussi ñi ngi xaar. salle de classe yi ñu daaneel ba léegi nu mu tudd tabax ko espace baa ngi foofu. pleinu ADE moo fi nekk foog naa mais amuñu accès bi amuñu fi amuñu dara franchement. beneen rëq-rëq bu am si njàng bi ci bokk moomeel bu Parcelles Assainies nemmeeku nañ ko si CM unité 19 fii de salle de classe yi dafa néew waaye tamit ñu mën aar nag xale yi si jàngoro Covid 19 dañ ko xaw a soofanteel ndax xale yi sax soluñu masque. examen bi ñëw am élèves yi passé ñu orienté leen fii ñu bëri ñu orienté leen fii. malheureusement état bi tabax salle de classe yi ñu war a tabax 8 salles de classe yoo xam ne dañ leen daaneloon depuis daawat jéeg ñu ne ñu semaine prochaine dañu projet bi dinañ démarrer pour ñu defaat tabaxaat 8 classes yooyu ba tey nii ñuy waxoon ni tabaxuñu ko. ñu décidé faire appel encore une fois de plus à l'état à toutes les autorités ñu si mën a def dara ñu gaawantu pour vraiment tabaxaat salle de classe yi pour que nu mu tudd école bi mun a am salle de classe yoo xam ne dina mën a continuer effet parce que bu loolu amul ay effectifs yoo xam ne téeméer ak ay quelques élèves ñoo fiy nekk si classe yi te loolu nag baaxul amuñu masque amuñu kii boo xoolee sa lavoir yi ak nombre d'élèves yi fi nekk ci CEM bi rek ñaar lavoir la ñu am xale yi amuñu masque xamuñu ko gis nga ne distanciation bi kenn respecté wu ko te loolu yëpp ci protocole sanitaire la boo xam ne dañ ko war a on doit le faire respecter. waajuru ndongo yi ak jàngalekat yi nekk Parcelles Assainies ñoom ñu ngi am njort ne soxla yooyu ñu taataan autorités yi dañuy may nopp ngir indi ci ay saafara ki lañ jox ko yéen fii ci diwaan Parcelles Assainies Théodore Semedo pour Walfadjri. jaajëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di la gërëm saga da ngay xeeñ ci université Assane Seck ba nekkee fële ci diwaanu Ziguinchor ñi nga xam ne ay jàngalekat lañu bootu ci SAES ñi ngay fësal mbetteel gi ñu am jëmale ko ci seen recteur bu bees bi ñu leen fi indil dañu ko doon séentu ci avion far mu wàcc ci saret programme bi mu tëral mu soxal université Assane Seck moom la ñu sàkk mu xoolaat ko defu ko jàmm dina gàddaay ci université boobulee Khalifa Babacar Kane moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. université bi ci weer yi ñu génn dafa am coppeeku ci njiit mi moom nag ba mu ñëwee yaakaar ji bari woon na lool waaye nag dafa am daal lu ñu ci xaw a jaaxal ba taxoon na ñun SAES jotoon nañ ko gis waxam moom na ko ne ñu def nànk ci yu bari ci jotin boobu yónnee woon nañ ko ñaari bataaxal benn bi mooy doxalinam ci ñum fi fekk ndaam mooy borom kër gi waaye nag boo ñëw cib dëkk am ñoo fi fekk te it soxla leen pour liggéey ñu soxla la ñu war a mën a ànd dem dina ci doon baax ñooñu bu ñu gis ne daanaka ci kaw nga leen yi xoolee beneen bi it nekkoon ne li ñu tënkoon waxe ci kuréel yi nga xam ne daal ñoo nekk ci université bi te di doxal lépp nga xam ne tënkoon nañ fa dañu ko jël teg na le jël na ay dogal yu bari yoo xam ne daanaka waxtu wu mu ko jël mën nañu wax ne soxlawuñ ko ndax njëriñam bariwu fii tey jii ñuy alerter opinion nationale et internationale ndax fàttaliku wuñ ci SAESD fu ñu toogee ba fukki fan te fukki fan ci weeru bees yi te ña fa nekk kenn fay leen te loolu it bu fekkoon ne sax ne dinañ ci wax lu war ñu mën a xam waaye administration bi wala ak recteur ma ko jiite dañu toog rek mel ne ñoom dañu nekk ci le premier donc loolu yëpp tax na ñu gis ne recteur bi fi nekk yaakaar gu rëy gu ñu amoon ci moom ak ni muy doxalee nii bu ko continuer de li ñuy ragal dana am te wax dëgg yàlla ak at mi ak contexte bi ñu nekk ci Covid 19 bu ñu sañoon enseignement supérieur bii nekk ci université Assane Seck de Ziguinchor dara buñ ko perturbé te loolu nag moom rek moo ñu ci mën a dimbale. Gazelle fa lañuy jëm di benn dëkk boo xam ne nekkee fële ci diwaanu Pikine askan fa dëkkee nag xamatuñu jamono ji luy nooy di saf li ko waral nag moo di ndox mu bon mi nga xam ne nii dafay balle ci seen rigole yi di rogalaan ko di dugg seen kër yi lee lu nekk def nañ ko fu nekk dem nañ jooytu ko fa waaye dara léegi daal leen des daal mooy gàddu seen yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu lenn ci soxna yi ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. ñun suñu bunta kër mu ngi nii kenn mënu fee jaar léegi tey man bi ñuy jàng damaa boot samay doom génne te loolu mënuma see dëkk sunu néeg yi mën a tool a goowee ba mu xeeñ mën a tool a cuuraay ba mu xeeñ kon nag loolu moom doy na waar loolu ñun sonn nañ trop suñu santé moom doxatul moom na mu war a doxee parce que amuñu ndox mu ngi nii tiwoy dañ ko dagg ba pare dem seenu yoon te dul loolu nag da dul dëgg du yoon mel ni nag fii moom damaa yaakaar ni nii moom maire amu fi fii moom maire amu fi moom ñun koñ bi ñu nekk moom man gisuma fi maire Pape Gorgui Ndong mooy suñu maire ay at a ngi nii gisuma ko wóorul si xale
ndax dañuy tëb di cëppeelu barki démb ba tuuti kon sama doom dugg si biir teen bii parce que dañ ko gas ba pare jël mool ay mool dugal si ñun li ñu defaral sax dara baaxu si. suñu jafe-jafe yi nag moom metti na lool muy jafe-jafe ndox mi ak rigole bi ak tali bi nga xamante ni nii moom lañ fi def mooy suñuy jafe-jafe ndax ku nekk ku am njaboot xam na njaboot metti na ndox mu salte moo xam ne buusale day xeeñ guddeeg bëccëg suba ngoon nga dëkk ak moom metti na bañ fi tafee tali bi ba léegi amuñu jàmm amuñu salaam gis ngeen rigole yi dañ koo ubbi toj ko bàyyi ko noonu suñu doom mën naa tàbbi ci biir suñuy rakk mën nañoo tàbbi ci biir te ku tàbbi ci biir amul dem faji waaw te xet gi it daf ñuy tax ñuy feebar chaque jour Dominique lañ dendal Dominique giñ dendal chaque jour ñun ñëpp Dominique la ñuy tase ndax fa la ñuy fajoo ji saa bu ñu xëyee ñu ngi ci feebar ak sibbiru ak suñuy doom suñu maire Pam Ndong la maa ngi koy woo nag ci lii ndax goxam la moo ko moom kon nag ñu ngi ciy woo mu ñëw xool ñu te sëtërin bi te jàppale ñu ci lii. sonn nañ trop xet gaa ngi may bëgg a rey man ñëpp sax mën nañoo génn waaye man mënumaa génn ndax man mënumaa jéggi ci pax mi mënumaa génn sonn naa lëlu naa bay bëgg a dee damaa feebar bay bëgg a dee hôpital laa jóge nii. ñëpp a ngi tëdd kër gi kenn mënta lekk ndax xet ñëpp sonn nañ trop bu ñu dimbalee daal ñu jël. bu ñu jógee fële ca Gazelle dañuy xuus seen dem ba fële ca Xatali di benn gox boo xam nga nekkee fële ca diwaan di Linguère askan wi fa dëkkee ña ngay samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci Sénégal la ñuy bokk am déet seen dëkk bi ak dayo gi mu am amul benn lampe fay tàkk te moo ne day fiilu rotation baa ngi tiim seen dëkk boobule injustice bu ne mel la ñuy saako ci kilifa ñu lijjanti ko ab taxawaa ñaxtu nag lañ doon amal Mor Ba moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Doudou Diané. dañu am ay revendications yoo xamante ne bi ça fait longtemps ñi ngi koy revendiquer auprès de nos autorités mais jusqu'à présent amuñ ci benn satisfaction et je pense que ñun waa Xatali ci Sénégal lañ bokk ñun ñëpp ñoo bokk même droit on a le droit de l'électricité yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo bokk ay droits yoo xamante ne moom lañ war a am kon Xatali war nañ bokk ci ñi nga xamante ne bi dañuy am courant te yàgg na ñi ngi demander courant ci suñu autorités yi te amuñ ci benn satisfaction kon looloo waral tey ñu taxaw jéebaane ko ba ñëpp xam ne Xatali mi ngi dund ci lëndëm mi ngi dund ci ñàkk sécurité fi mu toll nii li gën a doy waar moom mooy Xatali am nañ benn antenne boo xamante ne bii mi ngi alimenté wu par courant bi te ñun xamul lan moo waral loolu antenne bi di am courant te ñun waa dëkk bi amuñ courant c'est anormal ça c'est anormal am na ñaari haute tension yu fi jaar yoo xamante ne bii mi ngi dem feneen di ko alimenté te ñun waa Xatali amuñ ci dara loolu lépp day doon ay injustice yoo xamante ne bii ñun waa Xatali ñi ngi koy dund am nan forage bu fi nekk boo xamante ne bii carburant la ñuy dajale pour di ko alimenter te loolu day métti trop ci ñun donc maintenant on parle de Sénégal émergent ñun waa Xatali gisaguñ ko surtout ci wàllum courant bi kon ñi ngi lancé appel ñëpp suñu autorités yi ñëpp nag bàyyiwuñ kenn à partir du président de la République du Sénégal les ministres les députés les maires képp ku ñu mën a dimbali ci courant bi ñi ngi lay lancé appel. askan woo dëkkee fële ci Touba Faykook nekk foofu ci diwaanu Thiès nee nañu ñoo lànk ñoo bañ duñu seetaan benn yoon ñuy fookate seen forage seen yoo xam naan dañu koy jox waa Aquatec loolu la ñu wax ne duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg jaral na la sax ba seen bakkan des ci ab taxawaay ñaxtu moom lañ doon amal ñu dem ca Faykook fekk fa Ibrahima Ndiaye. comme gox yu bëri ci diwaanu Thiès askan bi yeewoo Touba Faykook ab gox bu nekk ci commune Fandène nee na daal d'accordul benn yoon ci société bii ñu woowee Aquatec jël seen yorinu forage bi. di wër di ñaan bay waa Japon ñëw fi gasal taxaw bay waxal ñu château d'eau bi tabaxal ñu maternité xëccal ñu courant bi kon ñun ana lan la état defal li ñu état defal mooy tënk ñu ci benn loi boo xamante ni bii ñun ak suñuy njaboot figuré wuñ fenn Sénégal di xeex ba am loo xamante ni bii dañ ci sodaloo suñuy njaboot parce que ñoom ñoo doon dañuy xeex mendicité ñu ne nañ ñu dagal forage ñu bëgg xëy ñu ne Aquatec moom lañ ko bëgg a jox ci ban condition. seen forage boobee sax mooy képp lu ñu am ngir rek sukkandiku ci seen diwaan bi waaye tamit ndaw ñi di fa daana seen doole ngir rek taxawu seen i njaboot. buñ ne Aquatec day ñëw di ko jël kon loolu Macky Sall moo war a joggi ci tànkam fayal ñu loolu ndax Aquatec bu fi duggee danañ yokk chômage ci dëkk bi. 300 jeunes yooyu ak jigéen yi nga xamee ni tey mboolem léegi buy jaay ca marché bu mag ñoo koy jëlee ci tool bi di ko yóbbu foofu loolu buñ fi dugalee Aquatec
dinañ rey dëkk bi danañ rey jigéen ñi danañu rey même marché bu mag. jébbal yorinu seen forage bi Aquatech ngir wax seen yorinu forage bi baaxul dafa commencé yàqu loolu ay waxi neen la. ku ne xam na ne boo gisee géej gi wala ngay xool télévision sa yaram dina daw xoolal njaboot yi génn réew mi ñun suñu njaboot toog fii ci 20 mètres carrés 20 mètres carrés bi ci la ñuy béy ci la ñuy yor seen njaboot seen i wéjur yalwaa nee tunu ñu toog di ci suturlu Aquatech jóge fële lëkk Aquatech ONG la dama ne li ñu bëgg a jaay forage bi ONG bi nañ ñu ko jaay ñu jënd ko ñun. ñuy foras tuut ci seen forage boobee moom la ñu yoree rek seen diwaan bi ci wàllu social jëm ci njàng meeg njàngale bi ba ci wàllu wér-gi-yaram moo tax ñoom daanaka xaaruñu dara ci état wu Sénégal. Thiès Walfadjri TV Ibrahima Ndiaye. ñeneen ñu am lu leen métti ñoom it askan wa dëkkee fële ca Saara Dugaar yi di benn gox boo xam nga nekkee foofee ci diwaanu Kaolack ñoom it seen kàddu lañu yëkkati ñuy ñaawlu jafe-jafe yu tar yi ñu dëkk di jànkonte seen biir gox boobulee lu ci demee ni wàllu assainissement kër docteur ay dudaan lu nekk nag def nañ ko fu nekk dem nañ jooytu ko fu waaye dara léegi ñoom it leen desee mooy gàddu seen yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wàllu dañuy dem ci diwaanu Kaolack fekk fa Alassane Ba. ay ndaw yu dëkk ci quartier Saara Njugaar yi ak jàmm génn amal seen mouvement ngir xeexle Saara ak li ñuy jooy ci ay jafe-jafe li ci ndëkk mooy ndox muy taa bi fay nekk at ba at ndaw ñi am BFEM lycée yi ñuy dem dafa sori waaye tamit tali ba jóge garage Mamadou Bey ba Nimzaat du tàggook am ay accident bu nu sukkandikoo ci Mor Mbow kenn ci ñoom. tey ku xool day dëkk bi ñu dëkk ni xool fi ñu taxaw ni nga xam ne ndox mi sonal na waa quartier bii sonal nañu ñun parce que ndox mi ci la ñuy fanaan ci la ñuy yeew ci la ñuy tëdd ci la ñuy dund ci la ñuy def lépp. non canal bi wax nañ bay bëgg a dee canal bi wax nañ bay bëgg a dee Mérina Mbaba lañ fa def nañ ko def fii Mérina Mbaba canal bu baax lañ fa def bu loolu weesoo ñuy xool suñu CM bii xale yi dañuy dox à 4 kilomètres 5 kilomètres di dem ay nouveau lycée loolu dafa métti te loolu dafay war a jóg CM Saara bi dafa war a nekk lycée suñu xale yi di fi jàngee parce que ay élèves yi mën a jàng ñoo fi nekk bu loolu weesoo suñu tali bi nga xam ne mu ngi ci tali bu bees la ñu ngi jëm diggante Saara ba Nimzaat chaque jour nga dégg fi soog lu tax amuñ doo daan loolu moo fi war a jeex leen li topp mooy que ne tey fépp foo dem ci Kaolack ci Saara amul dara du assainissement du lamp yu leer du dara lu ñuy indil. ci wàllu wér-gu-yaram yëpp a taga tembe du Saara du jàmm génn du Nimzaat poste de santé ya fa nekk benn tane wut ci sa morom tax ñuy sàkku ñu defal leen fa centre de santé bu yem ak jamono. wér-gu-yaram moom da ngeen xam ne yéen waa presse bi Saara moom ñëpp a feebar amul fuñ fajoo bu dee centre bi poste santé Saara bi boobu judooguma la te léegi am naa 43 ans ba tey mënul am dara bu Nimzaat waxaale wuñ ko bu jàmm gën waxaale wuñ ko kon ñun lan lañ am dara liñ soxla mooy ñu taxawal ñu suñu santé bii ñu def ko centre de santé bu mag ñu taxaw parce que li ñuy dem hôpital bu ndaw war nañoo ñëw fii. yàgg jooy ak dajeek ay politiciens yi fay ñëw saa su ne te boobu ba léegi mun nañu tàggook jafe-jafe tax ñuy sàkku ci ñoom ñu jox leen lu ñu moom te di leen dànkaafu. dañoo jàpp sàkku ci ñoom ne li ñuy jox du jàppale ñoo ko moom ndax ñoo leen votel Mariama Sarr bi ñu koy voté fii la doon ñëw chaque jour ba mu fi ñëwee ba mu ko amee la fi këj kon dañoo xam ne li ñuy jox du jàppale ñoo ko moom nañ ñëw ñu jox ñu ko ñu defal ñu assainissement bu leer nañ di ñu suñ canalisation bii dee ñu li fi nekk nii leeral ñu suñ dëkk bi mais xoolal tey ay lamp yi mais boo demee dëkk fépp ay lamp solaire la ak Saara rek ngay ñëw gis benn talal mu jeex loolu c'est normal yeneen quartier dañoo gën loolu nag moo fi war a jeex te loolu dafay jeex incha allah rabbi parce que mouvement bi taxaw na pour xeex loolu politicien bu fi ñëw fii doo fi am jàmm parce que dañuy wax lu leer. ci fàttali ndaw mouvement Saara jàmm génn ca kanam ñu ngi jeexaleeg ndaje meeg set setal CM bu Saara ak école Abu Tokamasi bu Saara Njugaar yi Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. jëf Alhassane Ba ñu ngi koy sant di ko gërëm benn baat ci wàllu tàggat yaram wax ci maître Augustin Senghor mi nga xam ne daan lay officialiser candidature am soxol confédération africaine de football ndaje nag mi mu doon seq démb ak taskatu xibaar occasion la woon ci moom moo xam ne ni fu mu toll nii am na daal lu ci tolloog fukki fédération ak juróom yoo xam ne nii ñu ngi nekk ci Afrique sowu jant yu taxaw teme ngir jàppale ko maître Augustin Senghor ñu teewlu ko ci micro Chérif Aïdara. CAF li mu fixé woon mooy maanaam le 12 novembre ba la ñu génn ci la ñuy tëj li nga xam ne mooy dépôt de candidature sama candidature déposé nañ ko mu ngi ci liste bi mais dafa am loo xam ne dañ koy def CAF da koy def mu ak FIFA yëpp muy li ñuy wax contrôle éligibilité maanaam xool ndax sa candidature amul lu ko mën a xëjëmal ba nga xam ne dañ lay dindi. donc tant que loolu amul ci li ñuy mën a wax ne on est définitivement candidat donc tey damay wax rek sénégalais yi d'abord mais monde entier surtout le monde africain que damay taxawal sama candidature pour xëccoo li nga xam ne mooy maanaam poste njiitu CAF
ci biir loolu mënoo ko def te amoo ay soutien fédération te sama kaddu ci nasaraan wax naa leen ko sama candidature xëj na sama bëgg-bëgg la sama yéene la ku ma xam ne ci sama carrière musuma nekk di xëccoo poste waaye fu ma xalaat ne mën naa fa amal njëriñ sama réew sama askan sama continent kenn du ma fa jiitu donc loolu bëgg naa mu leer sama détermination moo tax ma jug te ci lu bare saa yu ma ko defee yàlla suturaal na ma ci mais beneen fànn bi nga xam ne moo gën a aussi am solo mooy ne ci biir sama comité exécutif ci biir sama naataango président yi ñu ci bare oo nañ ma ñu envoyé nañ ma message pour mu ne ma Augustin mbir mi dafa jot il faut nga dem parce que fi ñu toll ci CAF baax na ku mel ni yow am nga xarañte waree nga ko am nga expérience parce que yàgg nga ci mbir mi am nga ay responsabilité yu bare yoo xam ne mu ngi ci CAF mu ngi FIFA donc moo tax ñu jox la bu ñuy déposer dossier bi nag mëtale nañu li nga xam ne CAF moom la laaj mooy sa dëkk sa fédération déposer sa candidature loolu comité exécutif bi toog fii tey defal ñu ko ñaare il faut nga ci biir loolu nga am yeneen ñaari dëkk yoo xam ne ñoo lay taxawu ci loolu wax ne soutenir nañu ndogal bi nga xam ne si comité exécutif jël nañ ko donc loolu tam mëtal nañ mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne ni ñu ngi ko nangoo ci kii di maître Augustin Senghor mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbise yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm waaye jàmm amatul ca jàmmalaay ak Grand Yoff ndax ñàkkum ndox mu tar gañ fay dund saay su ne seen ñaxtu ci Walf Quotidien askan wa ne seen boolu muñukaay fees na dell te booba léegi pan yañ fa ameeg si woya munagul fees ak ndox ndax robinet ma fa xelleetul ay kàddoom ci Walf Quotidien Marguerite Diouf ne seen tawat weesuwul mar naan te gisoo ndox ca jàmmalaay ak Grand Yoff ndax ci jamono ji munatuñoo nelaw ba yandoor xaajigu ji lañ jóg maanaam 4 heures du matin taataan as tuut ci ndox may xelli ca robinet ya Marguerite Diouf ne yàggul dara seen dëkkandoo ñàkk na ca bakkanam ndax 3 heures du matin gamu jóg root ndox ak bidon yamu yoroon ca la fakastalu jóge ca 3e étage ba jaaree fa faatu ci Walf Quotidien askanu jàmmalaay ak Grand Yoff ne ndox la ñu bëgg ne mënatuñoo dëkk di fay facture ndox yu cher te gisuñu ndox guy xelli Libération ne beneen jafe-jafe ngi ni tukkee ci ndox mi waaye bi la yoon ndoxum géej la gannaaw Barcelone ak Barsax mi am ci géej gi ñu bari di ca faatu yéene cabinet yàggul dara ab gaal tàkk na jëppét ca waxu Cap Vert am ña fa ne woon ca biir gaal ga jëlee ci ay lakk-lakk yu metti am ñu bari ña ca jot a ñàkk seen bakkan yéene cabinet ci googule gaal ñetti mineur a nga ca woon maanaam ay xale yu ndaw ña nga woon ca biir gaal ga bëggoon a dem ca Espagne secrétaire d'état di Moïse Sarr di leeral ci biir Libération ne gaal googee tàkk jëppét ca waxu Cap Vert motoru gaal ga moo jékki-jékki kalaate yéenekaay bi di L'As xëy dalal ndaw bi di Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieye ma jëloon gaalu Lottoy ngir dem ca bitim réew àndoon ca ak ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñeent waaye ñetti doomi aadama dong ñoo ca jot a sowe ña des yépp seen bakkan rot na ca biir ndox ma ay kàddoom ci L'As moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieye ne ay mbokkam amatuñu woon yaakaar ci moom ña nga woon tàmbale di ko déjël ca dëkku cosaanam di kër Demba Kébé féete ca diwaanu Thiès ay mbokkam jotoon nañu yëgle déjam ba noppi jëndoon nagub déj benn woon ci yoonu rendiko ca la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieye jékki-jékki yegsi ne dareet seen kaw ñu jommi jomet ndax amuñu woon yaakaar ne ma ngay dund ba tey leneen ci ay kàddoom ci biir yéenekaay bi moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Dieye ma ngay fàttali ne ci gaalu Lotto gañu ne woon ab bato moo leen bëkk këpp seen gaal ga yéenekaay bi di Le Témoin di ñu xamal ne ci jamono ji ay gaal yu bari teer nañu ci Espagne yóbbaale fa mbooloo mu takkoo takku Moustapha Sow mi jiite kuréel gi boot sénégalais ya ne ca Îles Canaries ne bu ñu deful ndànk espagnol yi mun nañ leen a sànk Moustapha Sow ne bés bu jot lu toll ci 2 téeméeri néew géeju Espagne dina leen goqi armeelu jurit ya ne ca Espagne fees nañu dell daanaka tàmbale nañoo wàqi ay kàmb di leen fa suulandoo moom Moustapha Sow ne am na jaaxle lool ci tekk-tekkaaral bi nguruk Sénégal def ci jamono ji ci bile immigration clandestine yéenekaay bi di 24 heures ne wax jot na waa Pastef jot nañoo ñaxtu gannaaw bundu xataal gañ leen di def ci jamono ji mayetuñ leen jàmm fu ñu teg seen bâche ak seen sees ñu teggi ko ci saasi xamal leen ne du fi amee doon lu jaaxal lool Birane Souleye Diop bu Pastef ne mënatuñoo amal ndaje mbooloo dund nañ ko ci Ndakaaru dund nañ ko yàggul ca Louga ba ay jegeñaale Ousmane Sonko ñu jot leen fa teg loxo tegaale loxo chaise yak bâche ba ci matériel de sonorisation ba Birane Souleye Diop ne yàggul dara week-end gi ñu weesu ca Géejawaay bëggoon nañ fa amal ndaje waaye dañ ko tere ci saasi 24 heures di laajte ne kan moo bëgg a sànk Ousmane Sonko kan moo ko bëgg a noppiloo yéenekaay bi di L'Observateur ne bu ñu deful ndànk Idrissa Seck ci sànk Mimi Touré la jëm ndax ca conseil économique et social gamu jiite ndax jot na faa yebal ab mission de vérification ngir
ngir mun a lu ñëtu maanaam gëstu na Aminata Touré doxalee ca conseil économique et social et environnemental ga mu jiite woon ci biir yéen a bi di l'Observateur Aminata Touré ma ngay leeral ne Idrissa Seck nas na ay pexem ba noppi ndax ca makkaanu conseil économique et social et environnemental foofee daaf ba munatu faa dugg rawatina DRH ba ñoom ñëpp lañ fa aaye yéen a bi di l'Observateur ne bile doxalin tàmbalee feeñal ñagas-ñagas diggante Aminata Touré ak Idrissa Seck yéen a bi di Tribune ne séddoo ga woon ca nguruk Abdoulaye Wade moo tàmbalee feeñ ci nguruk Macky Sall ak coalition Benno Bokk Yaakaar daanaka séddoo nañu gâteau ba yéen a bi gis ne moom njiitu réew mi Macky Sall bu deful ndànk la xañoon la ñàkkaloon Abdoulaye Wade ci élection présidentielle ñu weesu mun na ko dab tey moom njiitu réew mi Macky Sall ndëgg sërëx gamu lalal gaay bu deful ndànk mun na caa surux yéen a bi di las ne mel na ni Issa Sall bëgguta surux ci géew politique bi gannaaw jafe-jafe yamu am ca PUR tey jii mu ngi ci yoonu samp partem maanaam taxawal partem bu bees las ne bu ñu sukkandikoo ci ay jegeñaale professeur Issa Sall ci jamono ji ca mouvance présidentielle bala jëm maanaam fekki ji njiitu réew mi Macky Sall yéen a bi di Le Quotidien xëy fekki njiitu réew ma woon di maître Abdoulaye Wade ca këram gannaaw bu mu yégee keetu tàgge ba RFI jëmmal xamal askan wi ne maître Abdoulaye dundatul Wade ne leen déet daal di ko weddi ci saasi ne loolee dara amu ca ne mu ngi ci wérgu yaramam daal di mettitlu doxalinu RFI ay kàddoom ci li Quotidien maître Abdoulaye Wade ne du ñëpp la ñu may ñu tàgge leen fekk ñuy dund Walf Quotidien ne googule tàgge RFI yemul donc ci maître Abdoulaye Wade dañ caa boole waale njiitu réew ma woon di Abdou Diouf tàgge nañ ko ca ak ñeneen yéen a bi di Direct News xëy di ñu taataanal ay kàddu Abdoulaye Wade mi xamal waa RFI ne ma ngay dund ba tey lañ ko tàgge dara amu ca moom Abdoulaye jot naa jubanti waa France rawatina waa RFI xamal leen ne xibaar boo koy joxe na nga koy saytu ba noppi doo ko siwal yéen a bi di Direct News ne moom góor gi maître Abdoulaye Wade mi jëmmal tey démocratie ci mim réew tax na yéen a bi di ko ñaanal mu dundaat téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-benn ak yu teg maanaam góor gi doyaluñu yéen a bi di Vox Populi ne maître Augustin Senghor njiital fédération sénégalaise bu football candidat la ca CAF bëgg naa jiite confédération africaine de football yéen a bi ne ci jamono ji lu toll ci fukki réew ak juróom ñoo ko dar ci Afrique ñu ngi ci ginnaaw maître Augustin Senghor candidature am Sénégal ak Gambie ak Gabon fësal nañ ko yéen a bi di Stade ne fës nañu lool ci footballu Afrique daanaka ñoo doon premier ci classement FIFA suñu gaynde yi ba ko ñaareel ñoo njëkk a qualifié ci Coupe d'Afrique 2022 yéen a bi di suñu lamb xëy géewal docteur Alioune Sarr ma jiite woon CNG yéen a bi ne démb la jéebal lenge yi jox na ko Bira Sène ma ko fa wutu Alioune Sarr ay kàddoom ne bàyyi na ca CNG ay millions bàyyi na fa ay trophée bàyyi na fa ay chaise bàyyi na fa ay tapis waaye bàyyi na fa benn woto yéen a bi di réew mi quotidien ne lu daawutoon a am mooy am ci jamono ji te tàmbale naa tas néegu sëy yi yéen a bi ne bokk na ci teral say goro Rokhaya Faye ne lii bokk na ci liy tas sëy yi ci jamono ji ndax ñu bari attanuñ ko mënuñu ko astuli ne dund na ko ci néegu sëyam ay millions ak ay or moom la teralee ay goroom waaye bu mu demee ba amatu ko ca lañ ko sàkkal pexe tàmbale ko wutal wujju Fatou Touré Thiam bu réseau Siggil Jigéen ay kàddoom ci réew mi quotidien gis ne teral gañ fi xewal tey du lenn lu dul yàq gu metti may laaj teral yemoon ci wax see xartum kañ lay dellusiwaat xartum